sous raison partenariat yi nga xamante ni moom wax na ko ne moom moo def décider clairement d'aller vers la Chine. Pas pour quémander mais pour proposer des projets yu nga xamante ni moom la ñu am pour ñu accompagner ñu dans le développement du Sénégal pour la construction du Sénégal. top xoolal rek tey ci li ngay wax pour te dire que dafa am média yoo xam ne dañuy xëy chaque jour di jéem a ternir l'image du Sénégal. tey dama gis benn journal mu def ci UNAM l'USAID quitte définitivement le Sénégal. ki xamul day jàpp ne USAID daal toog na ba Sénégal neexatu ko mu quitté. mu dem yoonam. alors que l'USAID a été démantelé par Trump. Trump moo tas organisation boobu di bi mu ñëwee. tas na ko bu yàgg. waaw mais xoolal ni ñu ko bindee l'USAID quitte définitivement le Sénégal bu ko defee ki xamul danaan partenaires yi fi nekkoon di jàppale nit ñi de. ñëpp ñu ngi commencé quitter Sénégal. et ils l'ont fait exprès. ils l'ont fait exprès parce que xam na li lan moo xew. USAID moo amatul Donald Trump moo ko tas mais duñu expliquer loolu gis nga mooy li may wax rek gars yi tey dafa am ñoo xam ne dañu jóg pour Sénégal dox am ñoo xam ne dañ ne du fi amee ñooñu ne du fi amee dañ ko teg juste ci ay intérêts yu ñu amoon te amatuñ ko. C'est ça qui est extraordinaire dans ce pays-là. Les gens ne regardent pas ces populations-là yi souffrir am espoir tey pour que seen vie change mais xam nga lan la ñu xalaat benn contrat bu ñu amoon ñu coupé ko. ñu transformé wu en opposant tey xoolal rek ces néo-opposants-là ils étaient au cœur du business et de la mafia seen lépp doon dox ñuy toog robinet bi di walangaan ñu xëy coupé loolu. ñuy xataraay xoolal rek ñi fi nekk te nag tey li ci grave mooy opposition bi dafa yematuwul léegi ci acteurs politiques yi. déedéet léegi dafa am des journalistes opposants. ay animateurs ay communicateurs des communicateurs. mais fu nekk. le système est profond. foo xoolal seen fiche technique xam nga li ñuy wax fiche technique ci joueur. nga xool seen fiche technique. ci lan lañ nekkoon ba tey ñu transformé wu en opposant parce que fii Sénégal kenn nelawu fi kenn nelawul de. et on a compris ku ci nekk rôle bi nga doon joué ku xaacu rek xam nañ li tax ngay xaacu. dëgg la de. ñooñu nag ñoo dem tey soppale ko ay opposants du ko defee bu ñu waxee ñaari yoon ñetti yoon opposants yi nanguwul assumer seen opposition. politique Pape Djibril mi ngi assumer de. waaye non. démb déggoo ko point de presse. dégluwuma ko. si Pape Djibril nga assumer de. non xam nga ñooñu ils ont des discours. nee na dossier Azer bi da koy yóbbu au niveau international. xoolal na ko yóbbu laaxee xam nga fi mu nekk nii lan la bëgg il veut rebondir politiquement. Mor nee la nag day. non il veut rebondir xam nga ñoom ñëpp ndeysaan dañ leen yóbboon ci saako yi. léegi nag dañu bëgg a rebondir politiquement dossier baa ngi noonu mu ngi noonu fu ko neex na dem. nga ànd ak moom lagar yi yóbbu. waaw mais na xam ne il a perdu beaucoup de terrain bu fekkee ne sax amoon na ko. daa bëgg judduwaat nag. non c'est fini. xam nga liñ naan bëgg buzz dafa métti. non c'est fini. dafa bëgg judduwaat ci politique bi parce que niñ ko suulee daa métti. c'est-à-dire que tey bu xam nga tey mooy li ma lay wax rek que gars yi. démb nee na Ousmane bu mën a dégg te nga wax jooju. mu wax lan. yow démb. non man nag yàlla dafa def man je suis dans la rationalité. nee na Ousmane miy nappe di jaay ni dictateur la di wane naan ay bu ma nekkoon président kon ñiy wax ñi ñëpp duñu wax bu mu déggati mu wax loolu. man nag yàlla dafa def je suis dans la rationalité. démb barke Rasulullah Pape Djibril comme deuxième année bu toog di def. non mais dans ce discours là mënoo retenir dara. dans le discours de Ousmane Sonko ci li mu wax foofu. mooy su ma nekkoon président ba léegi coow li jeex na mooy. li ma ci dégg man mooy. mu ngi lay wax ne bu fekkoon moom mooy siège au conseil supérieur de la magistrature ca foofu yi nga xam ne moom la bokk te ñooñu ñu war a jël ndogal yi ci justice. bu ca bokkoon moom ba léegi konoon coow li jeex na konoon wax na justice ni muy def et prendre toutes ses responsabilités. et là moi je suis entièrement d'accord konoon wax ji nii ba léegi jeex na. parce que mënuñu nekk si penc moo xamante ni sa waay ku mu neex ñëw wax lu la neex sans benn maîtrise ci li ngay wax
ce seul objectif mooy mettre vraiment du mal. et war nañu jóge ci askan nga xamante ni dafa am ñu nga xamee chiement ñoom daal seen décision mooy bu dëkk bi am jàmm te pour ñoom ñu ñàkk dëkk bi ñàkk am jàmm dañuy wër di wax rek. waaw wax jooju na nga koy jeexal. mooy dëgg de. wolof daf ne ku artuwul. di nga àtte waaw loolu de la olof wax. te ki war a artu nag na artu. balaa àtte di ci balaa kenn di jàpp parce que xam nga kii am doole suñ koy tooñ dañuy jàpp ne moom warul a réagir. déedéet parce que bu réagir ñu jàpp ne day noggatu gaañ te fekk na bañ koy tooñ gaañam ko tiim. waxuñu te waxuñu. dëgg la de Sénégal nag loolooy problème bi duñu artu de dañuy bàyyi ba mbir mi ëpp loxo. ku ne dafa am lu nga xamante ni tamit il faut ñu di ci wax. mais Pape ne day internationaliser affaire yi. bi ma déggee mu ne ko. bu ma dégg kuy wax ak xale. léegi comédien la xam nga quand on est dans la communication et parfois on veut forcer yenn yi. et ça te ramène ci yenn niveau yi mais quand même il faut accepter en lui que ni c'est un opposant il cherche également à marquer l'espace. ci nii la koy marqué depuis très longtemps quand même. kenn gis xam nga dañu jàppoon ne assemblée nationale dafay nekk tribune ci moom bu nga xamante ni dina ko permettre. mu am lu muy wax nit ñi di ko fa identifier et malheureusement pour cette assemblée nationale là. dafa fa fekk des jeunes yu nga xamante ni très brillants. ko gën a pour se faire se identifier mais munul am c'est-à-dire li mu soxla woon ci ñu ràññeetle ko ci assemblée nationale boobu noonu amu ko. absolument. assemblée tëj mais am na jot fi mu toll nii pour mën a dem. def ay conférence de presse mu def conférence de presse am c'est son droit maintenant ci lan lay sukkandiku ba war a internaliser problème mu Sénégal dossier wu Azer et que dossier Azer boobu noonu Samba expliqué na ko tout à l'heure c'est un Sénégalais benn Sénégalais waaw moom moo nekk ci ginnaaw te mbir mi Sénégal la xewe léegi mbirum international moom lu ci xam bu ko yóbboo lan la fay wax li international boobu mu jëm bu demee bu kiiwee gars yi ne ko problème bi ak kan la waa ji ne benn non sénégalais bu nekk ci diggante bi mu ne ko kan la joteel mu ne ko Sénégal mu ne ko waa mais Sénégal am na justice baa ngay dox mais dem leen Sénégal ngeen toog foofu. absolument ay moom sax bu demee international ci kan la jëm xam nga li lay wax seen esprit complexe bi yow loo mënut a régler fii yow problème bu am fii ñu war ko régler fii yow mënoo ko régler fii nga naan da ngay dem interne. mais mbir mi amul problème. waa international tan nañ leneen lu dul bu fa buñ ko séenee muy ñëw danañ ne ko ana foo jëm ci kan lay dem international dëkk la voilà leur esprit complexe quoi Seydou Cissokho xëy na dégguloo bu baax li ma wax. mais Walf démb def na ci ay analyse yu am solo ci visite Ousmane. nee na kii député par défaut. xam nga Déthié Fall daa démissionné pour moom. mais nag gis nga loolu yëpp xam nga lan la. sérieux démb dama réew mais jibi tamit. lu mu defati. xam mais jibi tamit. jël na sa ëbbali bi ak sa lépp ak. non jibi tamit. moo ko tey. man maa koy sant yooyu des fois xam nga day nelaw ak di ëbbali de ba koy sàccal rek. non jibi. xam nga gars yi nag ndeysaan. Samba li ma lay wax game bi moo leen raw quoi. waaw raw na leen dañuy yeewu suba teel rek ne conférence de presse. démb da doon bandi lu de. non c'est des conférences de presse improvisées bu ko defee doo am fil conducteur loolu xool da ngay tourner rek yem ci benn kanamu nit mu nuru laa kenn rek nga aborder sujet boobu xam naa dafa yem ci benn kanamu journaliste buy niroog Jean-Michel rek mu aborder question Azer bi. d'accord niki tey jii la ñu waroon joxe verdict bu Moustapha Diakhaté ginnaaw bi nga xamee ne nag àtte woon nañ ko waaye dafay mën a desandi ci kaso bi ndaxte mbir mi dàq nañ ko ba le 9 juillet ndax greffier yi nekk foofu dañoo daal di grève loolu di li nga xamante ni moo tukkee foofu tey jii donc Moustapha Diakhaté dafay desandi ci kaso bi ba le 9 juillet à rappeler que ni le procureur dafa waxoon ñu tëj ko le 9 c'est le 9 à rappeler que ni le procureur dafa sàkk woon ñu tëj ko 6 mois de prison 3 mois ferme ak amende bu 200 000 francs loolu la sax. alors procureur léegi nag 200 000 am yi mu ngi commencé bëri ba ñëpp lay laaj 200 000. non moom dafa waroon yokk affaire bi. non 200 000 lay laaj di def ay 1 million 2 millions. xoolal wàññi peine bi yokk amende bi su ko defee. waaw amende bi keneen du wax jàpp naa ne amende bi. dafa ndaw li mu gënoon a sévère rek. mënoon a régler problème yu bëri. Sénégalais bi xam na lu ne. suuf la laal poos. sauf waaw poos ne moom dafa métti. alors góor gi Diakhaté xam nga
li ko Samba waxoon ba fàttee ci ndab ñaari yoon ba ñett. da ngaa foqale. ah loolu nag mu ngi commencé niru foqale mais quand tu écoutes wala tu regardes ce monsieur Diakhaté parler de Ousmane Sonko da ngay sentir que ni lii ça va au-delà de dëgg-dëgg objectivité wala wax dëgg rek. dëgg la de. mais da ngay gis benn haine viscérale bu nga xamante ni mooy animé nit ki et nit bu demee ba toll noonu ci nit lépp lu nga xamante ni mu ngi koy yëkkati jëmale ko ci kooku. da koy xeex day ëpp. dëgg la de. te bu fekkee ni yàlla dafa dogal ci nit mu nekk kilifa na nga ko war a nangu kilifteefam. jàpp naa ne photo boobu mu doon commenté ba di ci wax lu ëpp noonu. bu fekkoon El Malick ak président de la République kese la konoon du ci am même taxawaay bi. déedéet mais ka ca ne mais problème bi mooy troisième bi. mooy Ousmane Mathiarax. ma dagg la foofu démb nee na am na ci ñoo xamante ni gis Ousmane Sonko ak gis seen bëdët la ñu yemale ndax àdduna ñëpp mënuñu laa bëggandoo. mais wax na dëgg waaye dinañ sonn de. ndax dinañ xëy unanimité suñu borom mu jël tempsam sax sàkk àdduna. amu ko. jox nit ñi xéwal yi ñu ci war a xéwalu am na ñu nga xamante ni gëmuñu ko. jeex na tàkk kon Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sama waa ji nga xam ne moom rek la bëgg. bëri nga ci morom képp ku ko bëgg rek partagé ma vidéo ma ne bi ko defal bëri nga like. ci morom. képp ku bëgg Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam laay kel te nga partagé ma vidéo bi. baa ngi bëgg mun ni gàmm nag de. non sama waa ji dama ko bëgg bu ma koy tudd sama xol day seet. bàyyi liggéey yow kese bëggoo ko. baal ba guddi àjjuma nga ñëw. Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sax mi nga xamante ni yàlla sunu borom wax nañu ne lépp lu nga xamante ni sàkk na ko ci àdduna moom moo tax. mais amul unanimité. déedéet am na ñu nga xamante ni moom rek la ñuy kontoor def nañu lu ne ngir wooteem ba du jib. mais bu kooku nekk référence su Ousmane Sonko mais Ousmane Sonko xam na ne en âme et en conscience que ne ñëpp mënuñu ko bëgg. déedéet. loolu mais na ko ñenn ñi bañee ba bëgguñu gis seen butit. am na ñu nga xamante ni noonu la ñu jeexee ci moom takk ba bëgguñu gis sax kuy xool benn bët bi Ousmane. dëgg la de. ba ci photo sax boo ko xoolee ci toog ñoom ñu defanteeg yow. ma gis ku teg photo Ousmane di ko upp ñu ne ko moytul balaa li nga koy uppee di ko gaañuwaay. pour montrer combien de fois boo amee ñi la bañ. ni nga amee ñi nga xamante ni ñoom ñoo la bañ. mais ce monsieur là Diakhaté. quand même man parfois je l'écoute parler mais gis nga boo ko posé question si Ousmane da ngay gis kanam gi ni muy saxaaree. waaw damay dem bay laaj ndax lii mbañeel kese la. wala dafa am leneen lu ci rax. mbañeel bu rax soxor xam nga xolu kiñaan dina lekk borom ba mu jeex. te mais sunu borom mi nga xam ne moom moo jël ndogalam wàccee ko ci Ousmane. mais gëm ko moom mooy war a tax nga nangu ne lii Ousmane ma tax parfois yenn ustaas yi bu ñuy def seen yenn waaraate yi gars yi duñ leen comprendre parce que niveau bi la. dëgg la ba bu ñu demoon xam nga ci déduction rek mënoon naa la wax ne la bañ Ousmane mooy weddi yàlla kon ci mbir moomu. parce que li may expliquer nii laa lay bëgg a wax. mooy que ni ndogalu suñu borom di mu dogal ci Ousmane te nanguwoo ko mooy que ni yow gëmoo suñu borom. déedéet yàllaa ko teg foofu de. te yaa ngi weddi suñu borom sans nga rendre compte ne yow suñu borom nga nekk di weddi. parce que yàlla moo dogal mu nekk kilifa. nee na bu ko yàlla moo def waaw li mu doon. mais donc nga nangul ko ni ko yàlla def. mu noppal la soo ko deful nag. mu jaaxal la rek sonal la ngay xëy sa xol bi di tàng nit ñi di si tàngal donc pour man. mais c'est ça aujourd'hui c'est ça qui est dommage dans ce pays là. su ñu demee ba nekk ci débat personnel. ça qui est dommage. c'est-à-dire que on fait de la politique on est des adversaires politiques bu politique bi jeexee on devient des Sénégalais. am même conviction am même principe am même engagement am même yéene muy defar Sénégal. dëgg la te bu ñu demee ba ñu wàcc ci loolu di au lieu ñu discuter ay programmes et la ñu discuter ay actes yoo xam dañ ko poser pour l'intérêt de la nation mais ñu nekk ci débat de personnes ça veut dire que le Sénégal politiquement a trop régressé tey nos dirigeants ne méritent pas cette opposition là. parce que autant nous avons tey des dirigeants yoo xam ne pointus stratégie nekk ci lépp li ñuy wax rek nekk ci gém bu kawe on devait avoir une opposition bu nekk ci niveau boobu pour que débat bi bën a neex pour que Sénégal tey nekk une référence en termes de démocratie en termes de li ñuy gérer li ñuy wax politique. mais xoolal niveau bi c'est-à-dire que écart bi moo ngand dafa mel ni nga jël élève terminal boole ko élève CI. différence bi te pourtant
ñoom ñi nekk ci penc mi yëpp ñoo bokk génération. man dama xamul ñi ñi nekk ci opposition bi tey lan moo leen dal ci diggante bi ba ñu perdre complètement les pédales man loolu laa xamul mais tey le politique du Sénégal waroon gën a neex parce que tey dañoo assister disparition benn génération. ak émergence génération bu bees ñoom ñëpp ñu nekk ay morom ñii bokk fi ñu jàngandoor ñii bokk fi ñu liggéeyee ndoor mu waroon nekk un débat intéressant sur la place publique. wallaahi. parce que ñu man dama jàppoon ne on aura une opposition forte composée de grandes têtes mais à l'arrivée xoolal ba ñuy faloo ba tey ñii ci débat bi ñu nekk xoolal rek. dëgg la de débat de personne. warul def lii warul sol lii warul dox si tapis rouge. mais c'est-à-dire que ce n'est plus de la politique xam nga léegi lan la dafa mel ni rek ay wujju yu bañante nekk ci biir kër. waaw di xëppante asib. waaw ba di sottante en fait finalement man je ne les considère plus comme des opposants mais je me dis que c'est des gens qui ont des problèmes personnels ak Sonko à chaque occasion ñu am possibilité nag dem ci média